Pikine TV, la télé de proximité. jërë ngeen jëf mbokki internet yi baaxoo seetaan seen télévision Pikine TV ginnaaw bu ñu leen nuyoowaat fii nga xamante ni moom moo di Pikine Ridis xam ngeen ni Pikine Ridis moom moo di célébé taskatu xabaar yi ndax xam ngeen ni fii lu yàggul dara ci ginnaaw muy ajjuma bële ñu génn xam ngeen ni maanaam ku ñuy wax Xaasim Ba moo daal di ñëw fii nga xamante ni moom moo di multi service bi nekk fii ci Pikine Ridis en face li nga xam moom moo di école 5 def ñaawteef bu ne mel tey nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di comité bi nga xamante ni ñoo nekk fii ci quartier bi waaye tamit nekk fii nga xamante ni moom moo di ci commune bi maanaam muy commune Pikine Nord tey ñoom ñoo fas yéene def benn sit-in nag ngir maanaam wax seen naqar bi nga xamante ni tey am nañu ko gannaaw boo xamante ni rey nañu ki nga xamante ni moom moo di soxna suñuy wax soxna Fatou Kiné Gaye ñu rey ko def ko anam bu ñaaw fii nga xamante ni moom moo di Pikine Ridis kon xam naa ci kanam tuuti di ngeen ànd ak ñun yéen ñi nga xamante ni yéenay safoo di ñu topp ci télévision Pikine TV wala ngeen ñuy topp ci boolem bànqaas yi nga xamante ni rek plateforme Pikine TV la ñu leen di jox dox daje incha allah ci kanam tuuti rek ci sit-in bi nga xamante ni Pikine Nord am nañ ko waaye département de Pikine ndax boo xoolee 12 communes yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Pikine ñëpp génn nañ bu ngeen xoolee sama ginnaaw sax ndax service d'ordre bi egsi na léegi nii la egsi kon li ci des rek moom mooy ñu tàmbali li nga xamante ni moom moo di sit-in bi incha allah kon bu leen tuxu mun ngeen ñu xaar léegi ngeen ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom moo di Pikine TV dara du leen fi ump jaa ngeen jëf. ñaan bii ma bëgg ngeen bu ma ko waxee ngeen àddu suñu borom subhanahu wa taala yàlla na yeesalaat yërmandeem ci Kiné Gaye. suñu borom subhanahu wa taala yàlla na yeesalaat yërmandeem ci Kiné Gaye. yàlla na yàlla yeesalaat yërmandeem ci soxna su baax si di Kiné Gaye. yàlla na yàlla yeesalaat yërmandeem ci soxna su baax si di Kiné Gaye. ndax bu leen juum Kiné ndam lu rëy la am tey. dëgg la bu ñu sañoon mu toog fi ba tey waaye suñu borom xam ngeen ni ku xëccoog moom yaay perte xanaa ñaan yàlla na yéex rek li tax ma ne Kiné ndam lu rëy la am dëddu bii mu dëddu am na lu mu réglé ndax fi mu nekk Kiné tax na ba naqaru njabootu Fatoumata Rahba Rasulullah moo leen tax ñàkk seen bakkan mais Kiné moom itam da doon jaamu yàlla ca place su liggéeykaayam di foofu teraanga bu mu doon yóbbu jox njabootam fa lañ ko fekk boo mu bokkoon shahid la yéen waa Pikine Nord nag kenn demul ngeen des ndax ñun fekk nañu yu bari ci ay agression yoo xam ne bakkan rot na ci waaye lii seen gox bi def tey gisuñu ko feneen wax dëgg yàlla njabootu Kiné Gaye yéen deseelatu leen dara njabootu Kiné ndax mobilisation bi mbeddum lëmm ngeen fàtte ko délégué de quartier yaa ngi fi imam yaa ngi fi bàjjenu gox yaa ngi fi association sportive et culturelle loolu mbaaxu Kiné Gaye rek kon ki fi jóge bu ñu sañoon yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam mais suñu borom rek a xam lu tax mu def loolu kon balaa ñoo sori dinañu yeesalaat njaal sœuram yi fi taxawoon léegi ak frère am yi ak nijaayam yi ak ki may dégg fan yii yëpp ci média yi muy naqarlu li am ak tënxamlu bi autorité yi di tënxamlu defe naa mooy moo nekk nii kii na ngeen ko ñaanal ndax alerte bi mu alerté moo jur lii tey alerte bi mu alerté moo tax Jamra ñëw ci jëmmu boppam de yàlla na ko yàlla fay ndax leeral na lu bari ndax moom yàlla daf ko nattoo mu nekk ci premier yi nga xam ne ñoo ñëw yem ci musiba bi force de sécurité yi nag dama bëgg yéen waa Pikine Nord bu leen yem ci di leen ñaanal ak di leen gërëm na ngeen leen jàppale parce que collaborer ak police pour xeex insécurité du affaire u délation lu normal la moom la waa Kër Mbaye Fall defoon daaw dafa am un groupe de narcotrafiquants trafiquants de yamba agresseurs dañu dem bari doole ba dootuñu nëbbatu di jaay yamba bi en plein jour bu dee suba teel wala nga guddee ñu agressé la ba jigéen ñi daan dem ci tefesu Yaraax di fa wut jën pour
am lu ñu dimbale seen i waa seen borom kër di ko jaay di ci am dara ñemeetuñu teel a xëy mag ña nga xam ne dañu daan fajaru di dem jàkk ragal ku leen agressé tax na ba ñemeetuñu dem lan la waa kër Mbaye Fall def dañu jóg def li ngeen def bind nañu lettre préfet jurul dara bind ay lettre yu dul jeex commissariat jurul dara bind nañu lettre ministre de l'intérieur jurul dara waaw liñ ci ragaloon moom mu jàmm ñaanuñu ko yàlla nag waaye tan xam lu moo koy indi moo tax ñu ngi avertir état lan moo mu jàmm kër Mbaye Fall jeunes yi dañu créer benn brigade d'autodéfense daal di tendre benn embuscade le chef de gang narcotrafiquant dóor ko ay kuuru Baye Fall mu daw laxatu ji sa suufu ronu délégué de quartier ba tànk yi di dépassé ñu ñoddi ko génne ko daal di ko doggali comme ni ñuy reye kaña loolu rafetlu wuñu ko waaye li koy indi mooy tan xam lu sant ñu kenn ngay fayu l'islam a ko jëkk bañ loi bi dafa ne nul n'a le droit de se faire justice soi-même mais état su bëggee fayuntoo bañ a am état na jël matuwaayam te bàyyi tànqamlu bi ni ko état mën a defee nag c'est très simple ni ko état mën a defee c'est très simple mooy na état dooleel takk der yow dëgg la jàmbaar lañu gis nga ni ñu sécuriser koñ bi pour kenn bañ leen a déranger jàmbaar lañu waaye lu ñu jàmbaar te amuñu jumtuwaay ak matériel bu doy bu mujj fenn kon nag première revendication Pikine Nord monsieur le président Macky Sall insécurité bi am fii jéggi na dayoo jot na nga utal leen commissariat central léegi nag bu leen yem rek ci di sàkku commissariat central dama bëgg yéen ngeen créer ay brigade de vigilance ngeen dem di informer police régulièrement loo leen gis ci quartier bi leerul trafiquant de yamba yi ak ñi taxaw ci bopp koñ yi sol lunette xam nga ay lunette guddi ku ko sol sa affaire leerul dem leen ngeen signaler ko parce que police boo leen ko joxul information bi ci mën a liggéey kon nag yal na yàlla nangu ñaan yi fi ñaan yëpp naxarlu bi am na solo waaye dama leen di ñaan fa lay tëje ku ci nekk ci yéen boo ñibbee waxtu julli yi jeexagul tàkkusaan a ngi fi timis a ngi fi gée li ma leen di ñaan yomb na yàlla ku nekk nga fas ci sa xol yéene soxna Kiné Gaye daal di ko fi daawul benn fatiha ak ñetti ixlaas rek benn fatiha ak ñetti ixlaas kon nag Kiné Gaye yàlla na suñu borom yeesalaat yàlla ma den ci kawam asalaamaaleykum wa rahmatullah mooy am na bi ñu nekk nit dafay doy sëñ Tuubaa nee na ku yaakaar ni dee dalaa sori yaa ngi si musiba kuy génn sa kër képp kuy génn sa kër mooy jàppal ni dee yaag moom yéen a àndaale di ñaan yàlla nag suñu rakk ci génn àdduna ñaan suñu yàq yi nga xam ne moo génn àdduna di Kiné Gaye yàlla dolli yërmande si kaw te lii nii dafa dal xel ñun ñoo war a jooy de mais Sénégal la yëpp monde entier ñoo ñuy jooy de di leen gërëm di remercier waa Pikine gis ngeen seen taxawaay yàlla moo dogal lii ne tey en ce moment bi may wax ak yéen nii Pikine bi yëpp di leen jéem ñëw soutenir ñu billahi wallahi taala la famille Gaye remercie toute la population de Pikine di remercier la police centrale police Pikine nga enquête bi bu mu amee fajar teel avant 9h ñoo xam ne les suspects la moo ko waral seen liggéey seen taxawaay moo waral loolu di wax nag mooy remercier daal ñëpp fi mu toll nii wax ji suñuy wax nii sax li ñuy wax nii peut-être parfois dañuy wax sur le du tour mbégte lañu am ñun mbégte ñun famille Gaye ndax xale bi muy judd mooy kenn xamu ko mu génn àdduna mooy ñëpp xam ko ñu jàng alxuraan am na loo xam ne yàlla daaw du mu wax sa bërëb liggéeykaay nga fay liggéeyee nga ñëw ñu bëgg laa dugal si yenn yi nga bañ ñu jël sa bakkan damay ñaan yàlla man de sama papa de nee na fii laa koy waxee Kiné instant yi képp ku ñëw si bis bi tey ñëw jaale mooy wala nga teew yàlla na yàlla boole mooy si yoon lii ngëneel la ñu jël sa bakkan si li ngay liggéeyee ñëw tax lépp ñëw lii nii am dañuy Kiné incha allah ñun ñii ñëpp taxaw ñëpp moo nar a doon mooy suñu njool mooy suñu ñëpp di sant yàlla encore di remercier ñëpp di jéggalu ñëpp nag si gàbb yi. jëf yàlla na suñu borom bi fay leen yiw donc dafa am ay développement yoo xam ni dama ko bëggoon def rapidement daf ci am yoo xam ni xam naa duma ci jaaraat parce que daaw dëgg yi wax na ko moom mooy wàllu arène nationale li heure bi jot moom moo tax nag maa ngi ciy jégalu bu baax
moom mooy accompagnement yi nga xam ne yii bi ñu ko diggee waroon na fi am gis ngeen document bi kii mooy projet initial biñ ñu joxoon ne dañ doon defar arène nationale li ñu waxoon yëpp ne moom mooy accompagner arène nationale bi mu nekk ci biir document bi amul tey jii ci arène nationale bi soo leen paree bu leen neexee mën naa leen ko war kii mooy document initial bi donc Daouda wax na Mame Matar wax na par rapport ak commissariat bi mais dafa am lu xew bu combat amee ba pare loolu ñuy wax simol loolu wax dëgg yàlla simol loolu sonal nañu trop donc ñoo ngi ñaan service de sécurité yi li ñuy wax simol ñu taxaw ci mën ko arrêté beneen bi moom mooy lii ñu jàkkaar lool suñu place publique bi le maire de la commune Amadou Diarra dafa ñëwoon defar fi place publique bi mu doon idée bu génial bu extraordinaire population yëpp bëgg ko ñëpp ñu ñeeñu dañ ñoo ñeewoon ci ku romb nañu seen maire bi il a très bien fait fii mu def fi wifi fii mu def fi ay lumières yu doy mais wifi bi dem na lumières yi dem na léegi place publique bi dortoir lañ ko def tey ci suba bi ma jullee ba pare fële laa tàmbali ma ne naa vérifier waat parce que dama daan compter 10 à 15 tey malheureusement 8 laa fi fekk yoo xam ne dañu tëdd banque fii fële laa commencé ba fii 8 personnes ñoo fi fanaan peut-être que heure bi ma doon jóg sax am na ñoo xam ne dem nañu donc c'est un appel monsieur le maire fii dañ ko war a assainir parce que pour ñun la te ñun ñemeetuñ fii dañ ko seexlu léegi s'il vous plaît monsieur le maire ñëwal nga jàppale ñu sa idée bu génial boobu dañu bëggoon nga pérenniser ko nga jàppale population bi pour loolu mu mën a régler liñ ci bëgg moom mooy garab yi dafa xumb ba nga xam ne day nëbb donc ñu mën ko élaguer parce que dañu gis ne amul bëriwul njariñ trop mais ñu koy élaguer di ko defar ba mu jekk beneen bi moom mooy ñu def ci lumière bu doy parce que leeraay li daaw dëggay doon wax bu leeraay amee rek ragal mën na am beneen bi moom mooy ñu assainir espace bi wax naa ko moom mooy ñi fi fanaan ñu lijjanti leen pour ñu jóge fii parce que daaw ñu fi fanaan pour ñun ñu mën a occuper su mi tàngaay baa ngi ñëw ñu mën a occuper place bi librement donc loolu demande la ba yoo xam ne bi ñi koy wax à monsieur le maire beneen bi moom mooy lan mooy suñu responsabilité ci li xew il faut ñuy jël suñu responsabilité les délégués de quartier les présidents des ASC lan mooy seen rôle est-ce que ñoom dañu war a délégué de quartier bi rek bind naa këyit soxla naa këyit rek nga defar ko non Daouda l'a dit il faut ñu am la culture de la dénonciation bandi yi salte yi ci suñu kër yi la ñu dëkk ci suñu koñ yi la ñu dëkk délégués de quartier yi xam nañ leen si vous avez peur de les dénoncer mais summi leen seen mbubb ngeen jox ko ñeneen s'il vous plaît les présidents des ASC waruñu taxaw rek pour football bi day créer insécurité aussi et pourtant association sportive et culturelle la tudd mais développer la culture tout à l'heure wala démb maa ngi dégg sama le maire Sougou muy wax loolu c'est la culture qui peut faire développer les choses Sougou ñoo ngi lay dénk loolu cette culture là mairie bi dénk na la ko wax dëgg yàlla te wóolu nañ la ci bëgg nañ nga développer ko au nom de ces associations là les maires subventions yi nga xam ne ñoo ngi koy def ay les ASC mais les présidents d'ASC créer leen ces comités de vigilance chaque ASC am comité de vigilance am bu boobaa problème bi dina régler beneen bi moom mooy ñoo ngi demander au maire toujours aussi parce que nag mooy suñu kilifa soo leen déggee ñu koy tudd nii mooy suñu kilifa mooy kilifa gox bi su dee am nañ loo xam ne lii moom lañ ko dénk te gisuñu lenn li mu dox ko dañ ko koy réclamer moom mooy déjà am na ay comité de vigilance ba pare yu am existant ces comités de vigilance existants nañ leen renforcer parce que comité de mais s'il vous plaît oui mais ces comités de vigilance là wax nañ leen renforcer parce que comité de vigilance yi dañuy am recruter 100 maisons yi 20 yi ñooy fay donc ñoom aussi 3 employés la ñu mën a am donc sur les à 50% dañ leen di subventionner ñu mën a am 10 employés donc ñooñu dañ mën a assurer la sécurité loolu daal bokk na ci li nga xam ne nii bëggoon nañ ko waxtaan ak mbooloo mi mooy comité de vigilance yi mais propriétaire de multiservices yi aussi lan mooy seen responsabilité buntu bi su doon am na gardien Fatou Kiné Gaye du faatu non donc caméra de surveillance war na am ci multiservices yëpp ñoo ngi koy ñaan état dafa war a taxawaay boo xam
xam ne bii multiservice bu amul caméra ak gardien duñ la jox autorisation non c'est pas compliqué du tout donc l'assistance ñoo ngi demander état aussi l'assistance des victimes Fatou Kiné Gaye mënul di liggéey di yóbbul ay njabootam ñuy dundee ñu faat ko ki ko faat ñu jàpp ko tëj ko kaso après njabootu Fatou Kiné Gaye ñu toog di leen xewal non état est là pour les assister les victimes dañ leen war a assister loolu ñoo ngi ñaan état déjà def nañ un premier pas di remercier le ministère de la famille wax dëgg yàlla ñëw nañ kër ga jaale si c'est comme ça état warul tan xam lu comme l'a dit Mame Matar Gueye beneen bi may jeexalee moom mooy nañu moytu di fajal sunu bopp la police est là pour ça bàyyi leen fajal seen bopp boo leen jàppee ku deful noonu yóbbu leen ko police loolu mooy seen rôle fajal sa bopp moo yées agressé parce que booy commencé di fajal sa bopp agresseurs yi dañuy profité ci fajal sa bopp algóora day romb ñu jéppi ko ne agresseur baa ngi nii di ma commencé dóor ngeen ñëw sotle ma bala ngeen a xam algóora fekk dee na bu yàgg ñoom ñu def seen forfait dem seen yoon donc fajal sa bopp éviter leen ko beneen bi mooy la collaboration avec la police il faut collaborer avec la police ñii dañ fi nekk pour ñun ñeme leen alkaati yi mais ay nit lañu comme ñun suñu kër yi la ñuy juddoo suñuy mbokk lañu suñuy rakk lañu suñuy frère lañu seen liggéey moom mooy ñu assurer suñu sécurité suñu gisee lu dul yoon nañu dem wax ko alkaati yi ñi dañu leen war a jege c'est la police de proximité dañu leen war a jege jàppale leen ci li ñuy liggéey dama bëggoon benn standing ovation police parce que man police dañ ma génne ci affaire yi rapidement ginnaaw maa ko njëkk a découvrir man maa taxaw fii ci bunt bi woo police woo sapeur pompier mais enquête nañ ma fi enquête yu metti mais su feeñu loon ba tey maa ngi ci enquête police centrale donte ne jàppoon nañ booy bi mais police centrale woo nañ ma ñaari yoon pour continuer ay enquête te man feeñal ko yëgle laa ci am donc police dañ maa teel a yeewi la police monsieur le commissaire maa ngi lay sant bu baax jërëjëf beneen bi moom mooy ma xamal leen ko mu leer parce que sûreté urbaine ñoom ñoo doon continuer di def enquête bi mais man dama jàpp ne du sûreté urbaine ñoo réglé problème bi suñu police Pikine bii moo ko réglé suñu police Pikine bii moo réglé problème bi après la ko sûreté urbaine jël ba ko aaki moo c'est la vérité way xam naa ci dara parce que bi ñu ñëwee daanaka ci guddi gi réglé nañ problème bi mais nag dañu bañoon ay brouhaha am ñu libéré booy bi mu dem ba le lendemain ñu door ko cueillir mais ci guddi gi daanaka non c'est une très grande police réglé woon na problème bi kon vraiment yéen ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu mujj bi moom mooy li gars yi di wax loolu c'est les populations qui réclament la peine de mort c'est une demande. Pikine TV, la télé de proximité.